paludisme, tension, diabète, tuberculose, ki mu dal sonal la lool ñëwal fii ñu fajal la ko. Le centre de santé Anen Mbaye d'Erneville de la commune de Ouakam est sponsorisé par Christina Médical, Prodige Pharma, Rainbow Tech System et la commune de Ouakam. Wergu yaram ni mu amee solo ci doomi aadama. Anen Mbaye disponible 24 heures sur 24. kon d'Erneville de doy na ñoo. Amis internautes du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville de la commune de Ouakam ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen beneen émission santé tey ñu dalal ki nga xam ne mooy le médecin chef du centre de santé Anen Mbaye d'Erneville di docteur Oumar Diop ñu war a waxtaanee ci thème bu am solo ñu bàyyi ko mu nuyoo docteur Oumar Diop maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum mbokki Ouakam mbokki internautes yi Sidiya maa ngi lay nuyu di la remercier encore une fois ci li ñu convier waat encore une fois ci émission bu bees ñu war a waxtaanee ci mbirum wàllu wérgu yaram ñu am yaakaar itam que ne suñu paree émission bi askan wi dana ci jëlee njëriñ. wérgu yaram ni ko docteur Oumar Diop waxee rek nekk lu ñu soxal ba tax na tey à chaque fois ñu ñëw di leen proposer ay thèmes yoo xam ne tey docteur Oumar Diop dina ko développer waxtaan ci askan bi ba tax na tey ñu andi li nga xam ne mooy HTA ñu gën ko xamee ci hypertension artérielle mu nekk feebar bu doy waar waaye duñ ci wax lu bari dañuy bàyyi docteur Oumar Diop mu développer ñu waxtaan ak askan bi docteur Diop question bi ma lay njëkk a laaj rek mooy lan mooy HTA mooy hypertension artérielle. hypertension artérielle Sidiya dafa bokk ci groupe feebar bu ñuy wax les maladies non transmissibles c'est-à-dire feebar la boo xam ne du wàlle nit ki moo koy développé suñ ko bëggee tënk rek ñëpp amee tension ñëpp ku nekk am nga tension waaye tension bu yéeg moom la ñuy oowee hypertension artérielle moom mooy bu normalul te moom mooy lu dangereux donc sidit dafay dawal deret bi itam dafa am pression bu mu war a dawee pression bi su ëppee rek dafa am jeexital bu muy def ci yaram bi loolu la ñuy oowee hypertension artérielle jeexital yi xam naa danañ ci ñëwaat waaye nañ ci tënk rek nañ jàpp ne pression deret la boo xamante ne dafa yéeg ba mu ëpp ba jéggi dayoo dépassé valeur normale yi ci yombal rek mooy 14,9 su ko dépassé rek mën nañ jàpp ne que yow da nga amee tension mais nag dans la durabilité parce que mënoo ñëw toog léegi ñu jël sa tension léegi mu yéeg rek ñu ne la da nga am tension dafa am ay normes ay conditions de prise bu ñu respecter conditions de prise yi respecter normes yi jël ko à maintes reprises dans la durabilité gis ne saa yu ñu ko jëlee mu day fekk mu yéeg foofu dañuy jàpp ne que nit ki am na feebaru tension. jërëjëf docteur Oumar Diop beneen question bi mu lay laaj rek mooy ci danger bi lan moo tax HTA nekk feebar boo xam ne mooy hypertension artérielle nekk feebar boo xam ne dafa doy waar ndax day rey wala. effectivement dafa nekk li tax mu dangereux mooy fi nga terminé laay tàmbale mooy dafa doon feebar bu mën a indi décès buy rey boo xoolee dans le monde il y a à peu près 1,5 milliard d'hypertendus. si 1,5 milliard yooyu 1 milliard bi rek ñu ngi nekk ci pays à faible revenu donc ñun ñi nga jàppee suñu bopp ne peut-être ñun ñoo nekk ci pays en voie de développement yi ñun lay gën a touché te li tax mu doy waar li tax mu mën a indi décès statistiques yi dafa wane que ne de toutes les maladies non transmissibles mooy la maladie bi nga xamante ne moo ëpp lu muy causer ci décès dans le monde ñu ngi ko xayma ci à peu près 10 millions de décès par année donc bëri na jéggi na dayoo te su ma ñëwee suñu contexte actuel muy Sénégal dafa am benn étude boo xam ne réalisé woon nañ ko en 2015 muy l'enquête STEP l'enquête STEP dafa am lu doy waar lu mu wane première des choses mooy dafa ne 30% de la population sénégalaise dañu hypertendu te boo xoolee yeneen dëkk yi ñu wër ñun bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne hypertension artérielle sonal nañu trop beneen bi ci topp pour parler de chiffres soo jëlee 100 ñoo xamante ne 100 personnes yoo xamante ne am nañ hypertension artérielle 46 yi dong ñoo ci xam ne dañu am hypertension artérielle 54 yi ci des yëpp doomu jàngoro bi mu ngi seen yaram te xamuñu ko. kon mën nañu wax ne HTA tueur silencieux la. merci beaucoup c'est le terme qu'il faut. di nga dégg un peu partout ñu naan le tueur silencieux. c'est-à-dire di nga ko am te doo ko xam. fekk mu ngi yàq di créer ay dégâts ci sa yaram da ngay xëy benn un beau matin
mu indil la benn événement cardiovasculaire boo xamante ne buñ la dimbaliwul lu ne xaj na ci. tu vois 100 personnes 46 donc ñoo koy xam. si 46 yooyu ko xam malheureusement 17% donc ñoo si nangu faju. donc da nga dégg si itam ne am na ñoo xam ne xam nañ ko mais dañ nanguwul faju. boo jëlee 17% yooyu 8% donc ñoo si am un suivi bien régulier et normal. ñi si des ñëpp xëy na xam nañ ko ñu ngi jël garab mais du ñu ñëw rendez-vous dañuy jël di naan di dem. wala des fois ñu jël des fois du ñu jël. te yooyu c'est à éviter je pense que war nañ mën a gën a communiquer si loolu. ñi xam feebar bi bu baax xam lan mooy intérêt wu. traiter au jour le jour. pour bañ a am ay complications wala sa yegg si lu ñuy wax décès. ma ñëw si les chiffres tey bu ñu waxee HTA dañuy wax luy yéeg ba mu ëpp wala ñu wax lu wàcc ba mu ëpp. tey lan moo tax hypertension artérielle nekk feebar boo xam ne tey bu ñu ko doon nat ay chiffres am stable. c'est normal parce que nit ni ko yàlla sàkkee c'est pas un être figé mobile immobile. nit dafa doon quelqu'un qui est dynamique. nit day bouger. nit day am ay émotions. yooyu yëpp dafay conditionner li ñuy wax tension artérielle tey jii par exemple bu ma la joxee benn exemple. nga def benn 100 mètres. jël naa sa tension mu def 12. nga def benn 100 mètres ñëwaat toog. ñu jëlaat tension bi xëy na dana def 13 dina xaw a yéeg tuuti. ça veut dire que doo am benn tension bu fixe. waaye nag l'essentiel c'est que mu nekk ci intervalle normal bi bañ a dépasser. 14/9 boobu ma doon wax. xëy na sax def nga benn effort physique wala naan nga café wala tux nga cigarette. ñu jël mu dépasser valeurs yi mais duñ jàpp ne d'emblée da nga am hypertension artérielle. il faut que ñu respecter les conditions de prise xool tamit. plusieurs fois yuñ ko jël. saa yuñ ko jëlee gis ne kii kat même bu noppala ko amul benn événement bu ko sonal ak yooyu. saa yu ñu jëlee tension bi gis ne yéeg na. dañuy jàpp ne kii kat moom vraiment dafa am feebaru hypertension artérielle te bu boobaa am na lu ci war a topp pour dimbali nit ki. mais daal nañ jàpp ne tension artérielle des fois sa maladie ñoom dañ la koy poser docteur man de dama jël sama tension gis ne tey 11 la def suba mu def 12. des fois mu defaat 11. loolu c'est normal mais l'essentiel bu mu génn intervalle bi nga xamante ne moom lañ joxe comme seuil. maanaam 14/9. waru ko dépasser bu ko dépasser rek. war nga dem quand même ñu xoolal la ndax moom la wala déet. tey ku nekk këram xool tension mu normal mu ñëw hôpital tension bi jëkkati kooku na lañ koy woowee. effectivement loolu sax waroon naa ci njëkkee. loolu la ñuy wax hypertension artérielle effet blouse blanche. c'est-à-dire am na ñoo xam ne. saa ñu ñëwee kër docteur seen fit dafay xaw a naaw tuuti dañuy xaw a ragal c'est normal parce que du seen milieu naturel benn appareil la boo xam ne dañ la koy tegal par exemple bu ñu ko tegee tey ci 8 heures da ngay ñibbi ak appareil bi sa kër ba lendemain à la même heure boo ñëwee day def 24 heures ñu daal di koy dindi dina am courbe yu ñu jox ñu xool analyser xool yow sa kër nan la sa tension di comporter woo bëccëg guddi appareil bi chaque 1 heure de temps dafay jël sa tension. loolu aussi beneen alternative la pour rek. bañ condamner nit ki ne ko yow da nga am tension te fekk amu ko. donc yooyu ay méthode la. donc jëndaloo nit ki appareil muy jël këram moo gën wala nga tegal ko appareil bi ñuy wax mesure ambulatoire de la pression artérielle pour que appareil bi di mesurer chaque 1 heure de temps tension pendant 24 heures bu ñëwee yow nga tijji xool analyser courbe bi. daal di si conclure ndax kii kat am na tension wala déet. waaye bu mu si mënti doon même ñi nga xamante ne saa yu ñëwee hôpital seen tension yéeg. ñooñu sax c'est des sujets yoo xamante ne kenn waru leen bàyyi noonu ne amoo. ñu war a surveiller de près. parce que mën nañ plus tard développer carrément lu ñuy wax hypertension artérielle Sidia. di wax mbokki internautes yi rek ñu ngi ba tey seen émission santé dalal ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop di médecin chef du centre de santé Hann Mbaye d'Erneville de la commune de Ouakam dañuy profiter sax ci occasion bi di nuyu ki nga xam ne moom mooy le président du comité de développement sanitaire du centre de santé Hann Mbaye d'Erneville di monsieur Pape Biram Diouf ak ki nga xam ne mooy le président du conseil de direction di aussi monsieur le maire de la commune de Ouakam Samba Bathily Diallo docteur Oumar Diop dañuy ñëw directement ci les causes ak bëggoon xam rek ndax stress tamit ci ay causes hypertension artérielle la bokk. du ma ne sax hypertension artérielle cause. d'abord il faut ñu distinguer ñaari xeetu catégorie dafa am lu ñuy wax hypertension artérielle secondaire maanaam ñi nga xamante ne dañu am benn jàngoro boobu
moo dem ba indil leen tension mais ñaare genre patient yooyu bu ñu saytoo gis feebar bi leen jox tension bu ñu fajee feebar bi rek tension bi mën na si jële wér donc nga déggee si ne am na tension yoo xam ne dafay wér mais malheureusement loolu ñu néew ñoo ko am boo jëlee 100 sujets yu am tension 10 donc nga siy gis ñu am tension boo xamante ne xëy na bu ñu fajee cause bi mu wér moom la ñuy wax hypertension artérielle secondaire mais malheureusement 90% sujets yooyu sujets yi amee hypertension artérielle ñoom dañu am lu ñuy oowee hypertension artérielle essentielle maanaam kenn xamul cause bi kenn du retrouver cause bu ñu seetee dañ ko am noonu waaye kenn mënu fa wax cause mais quand même mën nañ tudd ay facteurs de risque voilà donc ci facteur de risque yooyu mooy li nga xamante ne dafay yombal ñu am tension facteur de risque yi mën nañ ci citer ñi nga xam ne dañu amee yaram surpoids wala carrément obésité ñi nga xamante ne dañu sédentaire du ñu def sport mukk dañuy toog rek su ba ngoon dugg oto yéeg ascenseur lekk rek toog du ñu tàggat seen yaram ñooñu ci la ñu bokk na ci itam ñi amee diabète boo ko amee te tamit amoo ci benn farlu bi mën na la jural hypertension artérielle ñi amee cholestérol mën na ci juddu ñi nga xamante ne dañuy tux cigarette même chose mën na ci juddu ñi nga xam ne dañuy naan sàngara bu ëpp aussi yooyu yëpp ay facteurs de risque la yoo xamante ne ça peut concourir à ce que nit ki mu yomb mu am li ñuy oowee hypertension artérielle ba ci stress bi nga tudd léegi stress fi ñu toll nii en 2021 c'est un facteur de risque cardiovasculaire reconnu ki nga xam ne suba ba ngoon day stressé di xalaat di fu nekk mu dugg fa boo moytuwul ñaare mën na développer li ñuy wax hypertension artérielle jërëjëf docteur Oumar Diop ñu dem directement ci les complications ndax waxtu ba ak ñuy xoj mais ñu bëggoon xam rek tey hypertension artérielle lan mooy les complications ak ban jeexital la mën a am ci nit ki li tax mu dangereux dañuy dellu ci question bu njëkk bi li tax mu dangereux complications yi bokk na ci complications yi nag bëri na bi ñi nga xam ne maladie moom la ñu gën a ragal man sama classe gi plus souvent su ma toogee ak malade gisal ko tension mu leer na ma ne tension bi dana ko lor soo ko bëggee convaincre tuddal AVC parce que itam du question ay naxe sax waaye ay statistiques ñoo wane que ne AVC yu ñi nga xam ne def nañ AVC ñu ëpp ci ñoom tension moo leen ko indil donc doy na waar jékki-jékki rek daanu paralyser benn partie bi làggi doo mën a wax doo mën a bouger doy na waar te kenn xamul kañ la sa cër yi di ñëwaat te dafa metti ba pare ci entourage bi lay toppatoo dafay metti parce que ñoo lay sang ñoo lay solal yére ñoo lay jox nga lekk parce que sa cër yi dafay bañ doy na waar te loolu mënoon nañ ko éviter bu ñu fajoon tension bi donc AVC boobu bokk na ci complication yi muy gën a mën a indi bokk na ci complication yi itam ay problème mu cardiaque bokk na ci complication yi problème mu rein maanaam insuffisance rénale li ñuy oowee dialyse mën nga dem ba benn moment sa rein yi nga xam ne ñoo war a segg deret bi nga tuur ndox mu génne salti rein yi yàqu doo mën a ci tuur ndox bu ko defee nag dañ lay yóbbu ci appareil yooyu ñuy wax dialyse mu lay dialyser chaque semaine nga war a def 3 séances bu ne nga fay 65 000 bu fekkee bokkuloo ci dialyse gratuit xaw na métti kenn amul budget bu toll noonu doy na waar te pourtant bu ñu fajoon hypertension artérielle bi xëy na duñu yegg foofu donc nga gis ne complication bu installé woo faj bi dafay gën a métti donc ñu bàyyi ci xel bu baax complication yi aussi bokk na ci ñi nga xamante ne dañu am problème mu bët dem ba nga xam ne seen vision yàqu na ñu jële ci gumb complication yi bokk na ci yi nga xamante ne moom la ñuy wax artériopathie oblitérante des membres inférieurs sidit yi nga xam ne ñooy dawal deret bi ci tànk yi bu yàggee tension bi mën na ko yàq nga dem ba benn moment dem ñu xool gis ne deret bi nu muy circuler demeetunoo sa tànk commencé ñuul ñu ne kii kat il faut ñu dagg ko sinon dafay lekk tànk bi yëpp yooyu yëpp ci ay complication la bokk donc ñu bàyyi ci xel xam ne feebar la boo xam ne buñ ko teelee gis il suffit juste nga topp traitement bi boo toppee traitement bi topp say rendez-vous comme il se doit xëy na doo yegg ci stade de complication ba yegg ci wàllu décès di am mbégte ak kontaante vraiment dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Oumar Diop ci leeral yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy amal population bi vraiment di ko jaajëfal tamit aussi ci teewaay bi muy amal à chaque fois ci suñu émission santé docteur Oumar Diop ginnaaw bu ñu jógee ci complication yi dañuy ñëw ci traitement yi lan mooy traitement HTA
ak tamit bu ñu fa jógee rek ñu dugg ci les mesures hygiéno-diététiques pour waxtu bi moo ñuy xocc. D'ailleurs tu m'as marché sur la langue bu ñu ne traitement mesure hygiéno-diététique ci la bokk. kenn mënul faj tension te dugaluñu ci mesure hygiéno-diététique. te damay profité ci foofu wax la nag mesure hygiéno-diététique yooyu. da ñu koy tojal tey. xam naa dana jël temps. mais dinañ ko def rek ci tënk. donc kuy faj tension. dafa am 2 volets. volet premier bi mooy mesure hygiéno-diététique. beneen volet bi mooy traitement médicamenteux mooy garab yi nga koy jox. bu ñu ñëwee ci mesure hygiéno-diététique yi. du lenn lu dul wàññi lu niin wàññi xorom wàññi suukar su bëri. ak tàggat sa yaram. bu ma ne wàññi lu niin graisse moo tax may wax. beurre bu bëri. graisse. am na sa sunuy mbokk yoo xam ne tabaski moom graisse gi rek la ñuy wër loolu vraiment habitude la yoo xam ne dañ ko war a jaayee ni plutôt dafa doon habitude yoo xam ne dañ ko war a bannir. graisse kenn warul di ko wër ba koy consommer parce que c'est vraiment dangereux. wàññi graisse wàññi nen bu bëri aussi même chose. gerte bi nga gis nii sax. mu doon dëwlin wala nga koy jël di ko yëy tout le temps gerte dafay am diw boobu dafa niin day indi niin. boo jëlee lu ñuy wax lait. dafa am ñetti façon am na lait écrémé am na lait demi écrémé am na lait entier. bu ñuy conseiller na ñi di utiliser lait écrémé wala demi écrémé lait entier nag y a tous les matières grasses possibles. lépp a ngi ci biir. yooyu dañ ko xaw a war a éviter tuuti. ñëw ci yàpp yi nañu privilégier tout ce qui est volaille ak poisson. maanaam lépp luy ganaar copine pigeon ñoom seen ak lépp luy jën. yooyu dafa baax c'est propre à la consommation. xanaa bu dee lu mel ni ganaar da ngay dindi der bi boo dindee der bi rek dindi nga graisse gi. noonu lañ ko war a def. waaye yàppu xar ak nag ak yooyu vraiment yooyu dafa bëri graisse. nit ki war na di ko lekk de façon raisonnée waxuma sax ñu bàyyi ko mais ñu koy lekk de façon raisonnée. te sax si facteur de risque cardiovasculaire yi ñu doon tudd léegi en 2021 wax nañu ne ki nga xamante ne day lekk yàpp 4 fois plus de 4 fois dans la semaine kooku il est à risque. mu ngi am na facteur de risque cardiovasculaire foofu donc yàpp nañuy limiter consommation bi. si yàpp yi bu ñu koy togg aussi dafa am solo. toggin bi dañu war a di muusal wala lakk ko ba graisse bi sit complètement nga consommer ko. waaye di dugal si ay dëwlin di saaf. vraiment ku amee tension ak ku ko amul yëpp war nañ di moytu di saaf donc cuisson à la vapeur wala def grillade. moom la ñu conseillé. boo ñëwee ci fromage yi itam. fromage yi am na yoo xam ne matière grasse bi dafay bëri. lu mel ni fromage gruyère. fromage plus mu dëgër plus c'est dur. plus matière grasse yi bëri. donc booy jël fromage aussi jëlal fromage yoo xam ne c'est pâteux c'est crémeux. woyof na. nga jël di ko consommer mais fromage yu dëgër yi. comme fromage gruyère wala camembert yooyu noonu. de temps en temps wax dëgg yàlla doy na ci. yooyu c'est pour les matières grasses bu ñu ñëwee ci xorom. xorom nag bokk na ci li nga xamante ne Sénégal. yaakaar naa ne bu ñuy wax tension moom la ñuy tudd. parce que ñu ci ëpp ci ñi ñuy seetaan xam nañ di nga dem ci docteur mu ne la wàññil xorom parce que xorom vraiment sénégalais nu mu koy consommer doy na waar imagine toi Sidia. OMS ne la nit ki. ci 24 heures yi bés bi. yaa ngi war a lekk lu tolloog warul li ngay lekk ci xorom warul dépasser 5 grammes de sel par jour. Imagine toi sénégalais bu ñu jëloon añam rek añ bi y a des études qu'on a fait au Sénégal. yuy nat xayma xorom. bi nekk ci añu sénégalais kese. xorom boobu mu ngi avoisiner les 25 grammes de sel. c'est catastrophique. yow ñu ne la journée bi yëpp waroo dépasser 5 grammes de sel. yow sa añ dong di dépasser ay 25 grammes de sel. doy na waar ni ñuy lekkee ni ñuy toggee war nañ ko xoolaat. su ma jëlee bouillon. bouillon yi ñuy jaay mooy cube yeeg yooyu. jigéen ñi suñu mbokku jigéen ñi vraiment macha allah bëggal nit ñi rek la ñuy bëgg mais itam des fois dafay ëpp. boo jëlee benn bouillon rek. li ñu ko xayma ci xorom. mu ngi avoisiner 5,1 grammes de sel. donc ñu ne la yow 24 heures yi yëpp. bul dépasser 5 grammes. yow benn bouillon 5 grammes ngi ci biir te ñoom bu ñuy togg ñaata bouillon la ñuy sànni ci togg yi. bu jar na bàyyi xel. nga dem restaurant sel de table yi ñu ngi tegu.
nga lekk yàpp bi saful nga jël xorom wisaat lekk sa classe gi nañ si bàyyi xel xam ne xorom bokk na si facteur de risque yi gën a yéegal tension donc ñu bàyyi si xel te tamit di def suñu xel naan guddi rek laa dul lekk xorom loolu du faj maanaam nit ki di nga ko ne moytul xorom guddi mu jël añam lekk ko ay côté 18h 19h bañ di daw guddi gi kooku wàññiwul absolument rien du tout li ñu bëgg mooy li ngay lekk si xorom si 24 heures yi mu wàññeeku nit ki mën na def bëccëg bu lekkul xorom guddi mu reer si xorom loolu dara nekku ci dama lay jox exemple weeru koor bëccëg gi yëpp kenn du lekk parce que dañuy woor mais guddi bu ndogu jotee mën nga ndogu lekk si reer normal sans pour autant nekk di def ay repas sans sel si sujet âgé tamit ma ñëw si parce que tamit sunu spécialité loolu la muy wàllu mag kenn du ko tere kenn du ko imposer yenn régime yi soo ko imposer yenn régime yi rek dafay virer lu ñuy wax à la dénutrition te dénutrition c'est le sujet âgé dafay xaw a doy waar lu dégâts yu muy yàq sa moo ëpp que bu doon lekk régime normal te personne âgée itam bu ñuy màgget lii tax ñuy xayma caf ka dafay xaw a sooxe de sorte que loo leen toggal mën nañ ne dafay lewet ba tax na boo xeful sax boo leen wanee ginnaaw ñu jël xorom yokku ci waaw yooyu yëpp ñu bàyyi si xel xam ne lépp loo gis goût question de goût da nga koy yar rek làmmañ boo ko yaree rek li nga ko tàmmal loolu lay ñëw bi mujj mooy wàllu suukar xam naa dinañ def yeneen émission sur le diabète waxtaan si mais tamit lu ëpp rek tuuru man am naa fi ay diabétiques yoo xam ne boo leen daan xayma di def li ñuy wax enquête alimentaire nga ne leen yow sa ndekki ñaata suukar nga doon def yàlla xam ne dinañ ne ay 6 wala 9 bekk suukar jéggi na dayoo mais ñooñu tàggat nañ seen bopp ba nga xam ne yow boo jëloon benn kaasu ndekki sa sàcc def si benn bekk suukar jox leen noonu buñ ko naanee dañ koy tufli dañ naan lii dafa saf suukar pour wan leen juste dañuy lépp loo gis gu dañ koy yar yaay tàggat sa làmmiñ tàggat sa habitude alimentaire ba nga xamante ne loolu ngay tàmm mooy bu baax bi te adduna bi yëpp d'accord nañ que ne diabétique bi nu muy lekkee ñëpp noonu la ñu waroon lekkee parce que loolooy lekk bu baax loolu mooy lekk bu baax bi beneen volet bu mujj si mesure hygiéno-diététique yi yaa ma laaj nag il faut que ma toj mooy sport dafa bokk si li nga xamante ne amul lu mu mënul faj waaye sport de façon régulière et raisonnée ñi nga xamante ne dañuy dem chaque dimanche wala chaque samedi dimanche ñu defi sport loolu du sport ils ne font absolument pas de sport da nga koy def de façon régulière dans toute la semaine soit nga def ko chaque jour soit nga def ko tous les 2 jours di tëbal tey boo defee suba nga noppaloo noonu nga koy defee ba pare li ñuy borom xam-xam yi wax mooy nga def minimum 30 minutes de sport par jour soo ko mënul aussi léegi kii yaa ngi fii appareil yi nga xam ne dina mën a mesurer ce nombre de pas yi ngay def mooy je pense c'est les smartphones mën nga takk montre boo xam ne dina la mesurer le nombre de pas yi cardiologue yi ne ñu boo mënee nga def 10 000 pas par jour moo gën wala nga jël sa kurus génn wér di dox boo kurus per boo xëcc jàpp ne benn pas la boo si amee 10 000 baax na itam manière la pour def sport yooyu yëpp dañ koy digal patients yi et puis nga def ko de façon raisonnée mag nag mënoo ko dawloo yenn daw yi mais mu def marche rapide wala natation wala jël vélo bu dee ñi amee yaram trop nga xam ne dox bi dina métti seen genou yeeg yooyu ñu wut vélo d'appartement toog di si pédale ak yooyu wala dem di def ay aquagym ak yooyu vraiment daal tàggat sa yaram wala des fois boo wàccee école war a ñibbi sa kër nga bañ di jël oto kese wala nga wàññi yoon bi ba benn distance nga wàcc dox li si des loolu moyen la pour def sport xale yi aussi may interpeller la santé à l'école def EPS benn yoon ci semaine bi vraiment néew na trop pour man waaw te balaa jàng nga wér d'abord war nañ xoolaat boo xoolee sa EPS bokk na ci coefficient yi ñi gën a négliger yi gën a ndaw te pourtant dafa am solo buñ ko yokkoon defal leen ko 2 fois 3 fois dans la semaine dana baax dana tàggat élèves yi pour rek gën a suqali li ñuy wax santé à l'école loolu moom mooy volet sport yooyu yëpp boo ko boolee Sidia moom moo lay jox lu ñuy wax les mesures hygiéno-diététiques waaye itam tension pour faj ko dafa war a ànd ak garab muy les médicaments il y a des tas de médicaments plus de 5 familles de médicaments antihypertenseurs nit ki bu koy jël day tax tension am commencé wàcc commencé normal
et puis ñu bàyyi préjugé yi. dem naa si docteur xool na ma bindal na nee na ma am naa tension. mu proposé ma garab ma ne ko docteur man de dañ ne ma su ma commencé garab bi à vie laa koy naan donc bëgguma garab en réalité garab bi du pour c'est pas à vie mais c'est pour vivre. yow boo ko jëlul doo dund de toute façon. parce que tension bi du ko tere mu continuer di yàq di def ay dégâts te neewoon naa la complication bu si juddoo faj mi dafay gën a cher pronostic bi day gën a mauvais. donc le fait que nga jël garab benn yoon naan ko tey par exemple supposons yeewu naa tey ndekki ba suur jël sama benn médicament antihypertenseur naan ko fii ba suba si même waxtu bi ma ko jëlee woon tension bi mën na stable mais nag suba si waxtu bi ma ko jëlee woon dose bi dafay jeex il faut que ma renouveler ko boo ko renouveler mu aaraat la 24 heures et cetera boo ko naanoon pendant 10 ans itam toog benn jour ne tey du ma naan damay noppalaku jour boobu sa tension mën na yéeg jural la AVC. donc ñu bàyyi si xel lu am solo la. tant que yaa ngi koy jël tant que yaa ngi respecté mesures hygiéno-diététiques yi yàlla mën na la may tan si wàllu hypertension artérielle. jërëjëf docteur Omar Diop vraiment mu nekk émission bu am solo damay bàyyi rek askan yi jugeel seen bopp ndax wax dëgg yàlla à chaque fois xam-xam moo fiy wàcc. di am kontaan vraiment si teewaay bi nga ñuy defal à chaque fois di wax internet rek way leen di ñu suivre si suñu plateforme communication Hann Mbaye Derneville waaye tamit di wax ne émission yi dina daw fi nga xam ne mooy Wakam TV docteur Omar Diop fi may tënkee rek mooy dama lay poser benn question waaye ñaar lay doon ndax suñu temps bi xoj nañu vraiment muy relation entre HTA ak li nga xam ne mooy AVC waaye tamit aussi li ma lay laaj rek moom mooy prévention tey HTA nan lañ koy prévenir ñaari question yi rek laa lay tënkal. waaw bon su ñu jëlee li ñuy wax hypertension artérielle ak diabète dafa bokk ci groupe de maladies yu ñuy wax le syndrome métabolique. nit ki dana amee diabète dina amee tension dina amee peut-être feebaru thyroïde dana amee lu ñuy wax cholestérol yooyu yëpp dafa lié ñu koy wax le syndrome métabolique. nit ki dana ko faral di amee donc am na ay études yu ñu def rek pour ne pas trop rentrer dans les détails un peu plus scientifiques nañ jàpp ne c'est lié mais yooyu yëpp dafa bokk ci feebar yoo xamante ne ci xeetu dundin lay juddu am na tamit ay facteurs génétiques yoo xam ne moo koy mën a expliquer bu ñu jëlee AVC ce n'est rien d'autre que la complication de ces pathologies là muy diabète muy hypertension artérielle. am nga ko mën na la jural AVC su ñu ñëwee ci prévention bi du lenn lu dul nit moo war a am culture dem di saytu bu ko dara dalul. parce que wax nañ ko sànq hypertension artérielle tueur silencieux la mën nga ko am te doo ko yëg te fekk du ko tere mu ngi yàq di la indil ndànk-ndànk ay complications donc nit moo war a am culture dem di saytu boppam. nit ñi aussi boo demee di seeti un professionnel de la santé moom it war na lu muy njëkk def mooy jël say constante yooyu systématiquement jëlum tension daf ci bokk. donc bu amee problème rek ñoom dinañ la mën a alerter wax la fi ngay teg tànk. jërëjëf docteur Omar Diop ci kàddu yooyu noonu rek la ñuy tëjee suñu émission di wax ne tey lii lañ leen andiloon comme émission muy HTA di wax ne xaar leen ñu ci yeneen émission santé lu ci mel ne diabète tension ak yeneen yu ci mel xaar leen ñu sax ci ak yeneen spécialistes yoo xam ne ñu ngi fi nga xam ne mooy centre de santé Hann Mbaye Derneville docteur Omar Diop sa dernier mot. waaw maa ngi lay gërëm Sidia encore une fois dama lay remercier ci li ñu convier waat ci émission bi. parce que gëm naa ne dana amal solo askan wi. parce que médecin du toog rek nekk sa bureau di joxe garab. waaye tamit da nga war di waxtaan ak nit ñi. di leen sensibiliser di leen encourager ñu ñëw parce que tamit ñëw foo dëkkul c'est pas évident donc ñun ñoo war a tenir langage boo xamante ne. dana motiver ñi ñuy ñëw pour ñu mën di leen saytu di leen dimbali ci lu jëm ci seen wàllu. wér-gu-yaram di terminer rek gërëm internautes yëpp. de près ou de loin. gërëm waa personnel bu Hann Mbaye Derneville ak personnel yeneen yi nekk ci centre de santé yi nekk Wakam yëpp ba ci poste de santé ba gërëm autorité bi nga xamante ne moom la ñu dénk commune bi muy monsieur Samba Bathily Diallo gërëm CDS bi fi nekk nga xam ne ñoom on travaille vraiment en harmonie lépp lu ñu soxla ñun personnel ñoom dañ ci yàkkamti taxaw di terminer gërëm nos parents qui nous ont donné l'éducation qu'il faut ñu am ci yaakaar gërëm suñuy soxna gërëm suñuy frères et sœurs gërëm itam ñi nga xam ne ñoo def xam-xam ci ñun muy suñu professeurs yi ñu jàngal ak sa suñu collègues yi nga xamante ne ñuy médecin muy infirmier muy aide muy sage-femme képp ku ñu mës a côtoyer rek ci bérébu kër docteur gëm naa ne am na xam-xam buñ jëlee ci ñoom ba ñu mën a toog ak
yow toog ak askan wi di waxtaan ak ñoom si wàllu santé. jërëjëf docteur Omar Diop man si kàddu yooyu laay tëjee rek comme ni mu ko waxee di remercier ki nga xam ne mooy le président du conseil de direction di monsieur le maire de la commune de Ouakam monsieur Samba Bathily Diallo teg si tamit ki nga xam ne mooy président CDS Anene Mbaye di Pape Biram Diouf ak staffam bi yëpp di ko nuyu moom tamit le médecin chef di docteur Omar Diop di ko sant di ko gërëm si chaque fois idée yi mu fiy joxe waaye conseil yi muy jox population si wàllu santé waaye tamit du ma def lu dul balaa may tëj di nuyu sama yaay Ndeye Fatou Pouy moom mi nga xam ne moom mooy mën naa ko wax internet bi gën a mag bu Anene Mbaye voilà mu day poser ay questions duñu suivre ñuy profité waale di ko nuyu waale au passage bu baax a baax a baax mère Pouy di gonko di jox dig daje internet yi ba beneen si beneen émission li nga xam ne rek mooy émission santé si biir centre de santé Anene Mbaye Derneville docteur Diop jërëjëf Sidia. paludisme, tension, diabète, tuberculose ki mu dal sonal la lool ñëwul fii ñu fajal la ko. Le centre de santé Anene Mbaye Derneville de la commune de Ouakam est sponsorisé par Christina Médical, Prodige Pharma, Rainbow Tech System et la commune de Ouakam. weer gu yaram mu amee solo ci doomi aadama Anene Mbaye disponible 24 heures sur 24 kon Derneville de doy na ñoo